nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di rafetlu ànd ngeen ànd ak ñun tey ci émission spéciale bi ñu leen amal jëm ci wàllum Promoville mbokk yi ñu ngi nuyu auditeurs yu Sud FM 102.2 di nuyu auditeurs yu Zik FM 93.2 di nuyu également suñu xarit yi ni ñu seetaan ci internet bi ci Thiès Info ak ci télévision locale bi nga xam ne mooy Sen 24 TV ñoom ñëpp ñu fas yéene ànd nag émission bi ñu ngi koy amal fii dans les locaux de la rajo Thiès FM RTS 100.6 du bànqaasu rajo Sénégal RTS bi ci diwaanu Thiès ak li ko wër Promoville réalisation projet ak perspective dañ ci dalal ki nga xamante ni mooy monsieur Mor Talla Mbengue chargé de Promoville zone centre ñu ngi lay nuyu monsieur Mor Talla. Monsieur Diallo ñu ngi leen di fay di rafetlu invitation bi ngeen invité tey jii di nuyu seen auditeur auditrice RTS Thiès waaw ak rajo yi ngeen synchronisé yëpp Sud FM ak Zik FM di nuyu seen auditeur ak seen auditrice ñu ngi lay dalal di la jox sa wàccuwaay jox wàccuwaayam kooku di madame Ndiaye Aïssatou Ndoye coordonnatrice technique bu Promoville maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu. maa ngi lay fay monsieur Diallo di leen delloo nuyoo bi ak ñëpp ñi ñuy déglu fii auditrices yeeg auditeurs Thiès yi ak ñi ngeen lënkalool yeneen rajo yi ngeen lënkalool yëpp si émission bi. madame Ndiaye Aïssatou Ndoye coordonnatrice technique ci Promoville di jigéen ju mën góor dinañ ci ñëw léegi monsieur Ahmed Mbaye point focal bu Promoville fii ci Thiès pour le compte de la mairie de la ville maa ngi lay dalal. Fabrice maa ngi lay fay di nuyu auditeurs ak auditrices yu RTS yëpp ak Sud FM ak Thiès Info ak Sen 24. jërëjëf ci invitation ak Zik FM. am mbégte bu baax a baax di waxtaan loo xam ne askan wi lañ koy liggéeyal muy Promoville pour askan wi la dellu ci askan wi war a xam fan la lan mooy Promoville. lan moo ko tax a jóg ci ban contexte lañ ko taxawalee ak liggéey bi fan la tollagum ci ay wàllum réalisation. waaye tamit fan la liggéey bi fas yéene yegg ndaxte laaj yi bari na ñi di dañu yeewu Thiès gis benn tali bu jaar fenn ak leneen bu yeggagul ak bu yegg ak nangam sangam. dañu naan Promoville waaye nag war nañ koo xam ci loolu dañuy jox kàddu gi madame Ndiaye Aïssatou Ndoye di coordonnatrice technique ci Promoville moom mu wax ñu lan mooy Promoville lan moo ko soxal lan moo ko tax a juddu ak ci ban contexte la juddoo ak yan partenaire ngeen jàndal. maa ngi lay jaajëfal Diallo ñuy tàmbali rek di wax Promoville mooy lan. Promoville nag benn programme la bu ñuy wax programme de modernisation des villes du Sénégal nga xam ne état du Sénégal moo ko xalaat bi mu koy xalaat nag daf ko xalaat ci contexte boo xam ne nii dem bi ak dikk bi nit ñi dañ ci amoon jafe-jafe ba pare ñu xool gox yu bari yoon yi xàlliwuñ ko walla yoon ya fa nekk situation bi ñu nekk dafa jéggi dayoo nga xam ne yoon yu bari dañu yàqu walla yoon yi dafa tolluwul foo xam ne nii dina tax nit yi seen dem ak seen dikk mën a def ñu mën ko def defin bu mucc ayib. programme boobu nag mu naan programme de modernisation des villes du Sénégal comme nu ko turam di waxee dafa jóg pour ñoŋal gox yi. ñoŋal gox yi ci ay yoon ñoŋal gox yi ci jumtuwaay yoo xam ne nii ci la ndoxu taw yi di jaar ñoŋal gox yi ci li ñuy wax taaral mooy aménagement paysager mais aussi ñoŋal gox yi ci li ñuy wax kaaraange muy sécurité ak éclairage public mooy lampadaire yi nga xam ne nii moo ànd ak yoon yi nga xam ne moom la ñuy defar. bu ñu jógee ci loolu ma wax noonu benn pàcc la rek ci Promoville beneen pàcc bi mooy li ñuy wax dañuy jàppale collectivités territoriales yi moom la ñuy wax appui institutionnel nga xam ne collectivités territoriales yi nga xam ne dañuy intervenir seen gox yi dañ leen di jàppale leen ci formation mais jàppale leen aussi ci ay jumtuwaay yoo xam ne nii dinañ ko soxla pour seen liggéey loolu pàcc la aussi ci programme bi am na tam beneen pàcc boo xam ne moom la ñuy wax aménagement et mesures connexes ci aménagement mesures connexes yooyu nag Promoville dafa ci def loo xam ne lii lu am solo la nga xam ne dafa am impact bu fort ci population yi
mooy bu fekkee dañuy defar tali ci benn gox ñu romb fa benn école boo xam ne amul mur de clôture Promoville dafay def mur de clôture ci pàcc boobu ñuy wax aménagement connexe. wala ñu romb benn poste de santé nga xam poste de santé bi soxla na peut-être yeneen salle wala maternité Promoville mën na fa dugg def fa maternité wala mu yokk fa salle de soins yi. beneen pàcc bi aussi mooy li ñuy wax am na aussi ay maison de la femme yoo xam ne collectivité territoriale dañ koy soxla. beneen bi aussi mooy li ñuy wax mesures connexes yi nag mesures connexes yi mooy lépp lu jëm ci formation donc ci mesures connexes yooyu Promoville formé na ci 1500 jeunes junni ak téeméer nu ma ko mën a waxee ñetti 1500 jeunes. donc 1500 voilà 1500 jeunes juróomi téeméer benn junni ak juróomi téeméeri ndaw formé na leen ci métier yi ñuy wax métier bâtiment et travaux publics. mooy lépp lu jëm ci pavage wala lu jëm ci carrelage wala lu jëm ci plomberie donc Promoville formé na ko 1500 yooyu nag c'est dans le cadre de l'ensemble du territoire donc loolu la ñuy mooy pàcc aménagement et mesures connexes na am na beneen pàcc nag boo xam ne moom gestion programme bi la mooy unité de gestion bi ñi nga xam ne ñooy gérer programme bi mooy 4e ñeenteelu pàcc bi donc pàcc yooyu moom moo nekk ci biir programme de modernisation des villes du Sénégal programme bi ñu ngi ko démarré en 2017 en 2016 novembre 2016 lañ ko démarré. fin 2016 début 2017 voilà. bañ ko démarré état du Sénégal dafa ne man damay démarrer programme bi parce que urgence bi pour au moins nit ñi am jafe-jafe yi ñuy jànkonteel seen gox yi mu wàññeeku ci la ne dama koy démarrer ci sama ay fonds propres sama xaalisu bopp donc ca la ñu démarrer programme bi nga xam ne Thiès am na ci wàll am na après sama collègue Mortala dina ci dellu si ba ñu dawalee ba 2018 tam am na ay partenaires yu ñu ci fekk si mooy les partenaires techniques et financiers mooy yenn banques yi comme Banque africaine de développement donc fekk si nañu pour jàppale ñu ci liggéey boobu aussi pàcc boobu aussi Thiès daf ci am wàll. am na aussi yeneen partenaires yoo xam ne fekk si nañu muy Banque islamique de développement ñëw na aussi jàppale ñu am na tam beneen partenaire technique et financier bu ñëw fekk si ñu muy BADEA mooy Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique donc ñooñu ñooy banque yi nga xam ne ñoo lëkkaloog état du Sénégal pour jàppale programme bi ndax ñu mën koo amal ci aman bu mucc ayib léegi nag ñu ñëw fii ci Thiès comme na ma ko waxee woon Thiès Promoville daf fi am ñaari pàcc yoo xam daf fi intervenir muy pàcc bu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax phase pilote te état du Sénégal financé ko à 100% donc foofu xaalisu état rek moo ci dugg. fii ci Thiès waaw fii ci Thiès. loolu am na solo waaw nga xam ne tàmbali nañ fi lu toll ci presque ñeenti kilomètres. nga xam ne mooy phase pilote boobu. am na tam beneen phase boo xam ne nii moom tàmbali nañ ko 2018. nga xam ne moom lañu lënkaloo ak Banque africaine de développement mu jàppale ñu ci boobu aussi Thiès am na ci wàll bu bëri xam naa dinaa bàyyi sama collègue Mortala ñëw si nga xam ne def nañ fa presque lu tolloog fukki kilomètres juróom-ñeenti kilomètres ak lu teg def nañ ko fi loolu yëpp nag bu ñu ko xaymaa ci xaalis ci fii ci Thiès dina toll ci juróom-benn milliard ak ñaar téeméeri millions fii ci Thiès nga xam ne Promoville def na ko lu jëm ci phase bu njëkk bi ak phase bi ci topp muy bi nga xam ne moom la ñu lënkaloog ak Banque africaine de développement ak lu jëm ci lépp luy aménagement connexe nga xam moom laa fi leeral léegi muy ay mur de clôture école muy ay salle de classe Thiès am na ay écoles yoo xam ne intervenir na def nañ fa ay salle de classe yu bëri lu jëm ci ay poste de santé lu jëm aussi ci ay formation yoo xam ne jagleel nañ ko ndaw ñi muy métier bu jëm ci carrelage
pose de pavé plomberie et cetera. loolu daal laa amoon lu may wax pour ñu tàmbali rek. pour ñu tàmbali waaw wax programme bi mooy coordonnatrice technique bu Promoville ginnaaw bu mu waxee lu am solo loolu fan la ban contexte la Promoville juddoo lan mooy Promoville ak vraiment façon bu ñuy liggéeyee dañuy jox ki nga xamante ni mooy monsieur Mor Talla Mbengue chargé de projet bu Promoville zone centre. waaw jërëjëf monsieur Diallo comme ni ko sunu naataango bi waxee di madame Ndiaye Promoville si biir Thiès am na lu toll si fukk ñetti kilomètres ñu réalisé si fukk ñetti kilomètres yooyu noonu dafa am ay phase am phase bi ñu tuddee phase pilote bi nga xam ne état moo ko financé à 100%. am phase bi nga xam ne moom tuddee phase BAD bi nga xam ne état moo ko financé ak benn partenaire am bu ñu tuddee Banque africaine de développement bu ñu ñëwee si phase boobu noonu état financé ak Banque africaine de développement réalisé nañ si toll si 9 kilomètres 278 9 kilomètres 278 yooyu initialement maanaam si njëlbeen. juróom-ñeent kilomètres ak yu topp. ak lu topp si njëlbeen commune bi dañoo joxoon wala ville bi dañoo joxoon si toll si juróom-ñetti kilomètres ak lu topp. mais ban réalisé ba travaux yi jeex ban xayma toll na si juróom-ñeent kilomètres ak lu topp tey yoon yi ñu joxoon moo yi may lim nii tali bu ñu tuddee route de connexion Ablaye Yakhine Cité Senghor tali boobu noonu yaakaar naa ne ñi dëkk Thiès xam nañ tali boobu. tali la boo xam ne comme ni ko tubaab di waxee c'était une route à problème. yoon la boo xam ne problème kese la woon yamul si baaxul. yoon boobu la dafa am benn point bu fa nekkoon ak point bu suufee bu ñu tuddee point bas boo xam ne nawet da daan fees dell ak ndox ba teeree Cosmos si boppam bi deqaloog foofu tali bi kenn daaw fubal. ba nu ñëwee mairie bi jox nu ko ba nu ko joxee pour ñu réaliser ko bokkoon na sax si priorité mairie bi pour ñu démarrer ko mais comme tali bi ni mu meloon mënuñu tëb démarrer ko tant que defuñu ay xayma ay jàngat si problème yi nekk foofu noonu muy problème inondation boobu. ñu jël suñu temps def ay études hydrauliques di ko tubaab di waxee xayma def ay jàngat si point boobu noonu ni mu compliqué xool na koy réglé léegi si lañ gis que ne point boobu li ko mën a réglé leen la mooy station de pompage maanaam benn jumtukaay bu ñu fay def boo xam ne day pompe ndox mi parce que ndox mi mënu woon dem noonu naturellement mënu def canal mu dem naturellement parce que naturellement day fekk mu am pente boo xam ne da koy permettre ndox mën a dem mais loolu mënu woon nekk foofu si bërëb boobu di Ablaye Yakhine ban defee jàngat boobu trouvé que ne dana war a def benn station de pompage benn jumtukaay la boo xam ne coûté nañu presque 150 millions de francs CFA bu ñu def foofu noonu nawet bu jotee maanaam dañ koy taal saa yu tawee pompe ndox mi ndox ma daan dem foofu parce que plus d'une semaine ou bien un mois daawul dem tey boo toogee en quelques heures bu ñu ko pompé ndox ma day dem. kon loolu moom mooy tali boobu di kër Ablaye Yakhine loolu moo gën a doon taxoon commune bi jox na ko alhamdulilah def na ko ba mu pare ba station pare yaakaar naa ñi fa dëkk mën nañu témoigner si njëriñu station de pompage boobu. liggéey dafa liggéey bu mucc ayib ba askan bi mën a féex ci côté boobu mën a féex ci côté boobu noonu. macha allah. am tali bu ñu tuddee Cité Lamy prolongement hôpital régional jëm Kër Daago foofu tamit tey la bu ñu joxoon boo xam ne booy xool sax fan nu yoxoon ñu yem fa si boulevard haute tension yi dem nañ ba dépassé ko après dinañ si ñëw tali boobu commune tam mënu ko jox dañuy fàttali tamit ne ñun suñu démarche dañ siy boole kilifa dëkk bi ñoom ñoo ñuy jox seen i besoin maanaam population bi li ñu soxla parce que ñoom ñoo jiite dëkk bi si ñoom la ñu jaay jox nu yoon yi ñu waroon defar ñu mooy Kër Daago bi ci la bokkoon. ba ñu jógee foofu dem tali bi naan AS 07 entre Sofraco ak Mbour 3 ku xam zone yooyu zone la yoo xam ne amul benn tali yaakaar naa commune dem dina si ñëw léegi ak Amène Mbaye yoon yooyu amul benn tali fi amoon ba ñu jox foofu tamit ab tronçon mu bokkoon si Thiès Ouest ñu defar ko si cadre projet bi. boobu sax tali moom mën naa la si yokkal ni que population bi sax ni ñu koy wooyee tali Promoville. jeena moom lañu ko tuddee. man na ko jeena am na sax ñu war a contournement pour génnaat pour dem jëm côté fële côté biir Grand Standing. am na tamit beneen tali boo xam ne tali bu am njëriñ bu am importance nekk si biir Grand Standing ay tali yu bari la. tali boobu noonu bokk na si GS 34 50 54 ak 87. tali boobu ba ñu ko defaree pare dafa permettre gare routière du Thiès dafa am beneen porte de sortie bi mu naan créé benn
étranglement si route nationale bi yii di dugg yii di génn permettre na maintenant commune bi ñu créer benn porte de sortie si tali bi mujj defar ñun pour oto yi jëm Dakar wala yi jëm yeneen dëkk yi wute Thiès foofu lañu jaar pour génn kon tali boobu noonu njëriñam lim indi biir Thiès lu doy waar a daal maanaam foofu muy liggéey bu mucc ayib. bu mucc ayib la def foofu noonu parce que permettre na au moins circulation bi doon caisse nationale bi ak oto yi daan dugg biir garage ak daan génn tax na tali boobu ñu defoon ñun Promoville biir grand standing nekk tali yu xaw a bari toll na si moo gën a gudd si tronçon yi toll na si presque ñaari kilomètres topp si biir grand standing am beneen tali bu ñu tuddee DK 36 maanaam biir Jaxaaw côté hôpital régional la jógee dem ba cimetière u Jaxaaw tali boobu noonu damay fàttali ko ba ñu fay ñëw visite ak suñu benn partenaire financier bu état ba ñu fa ñëwee ñun Promoville ànd ak Ageroute ba ñu fa ñëwee délégué de quartier def noo ñaan ne ñu dañoo am benn cimetière bu nekk foofu boo xam ne dem fa lu jafe la yàlla dimbalu na ba ñu defee projet bi ñu dugg si tali boobu noonu def tali bi ba mu dem ba si buntu cimetière bi def aussi éclairage public mu dem ba si buntu cimetière bi kon tali boobu tamit amoon na njëriñ bu jéggi dayoo ak population bu Jaxaaw am tali bu ñu tuddee route de connexion Médina Fall tali boobu tamit yaakaar naa ñu dëgg Kër Issa xam nañ njëriñam xëy na daan dox sa di jàngi si suuf si pour dem lycée Médina Fall permettre na xale yi mën a jël oto maintenant jógee Kër Issa dem ba Médina Fall te du ndox dem jàngi si lycée Médina Fall am tamit tali bu ñu tuddee route de connexion à l'avenue du Baol maanaam Randoulène tali boobu moom yaakaar naa ñu dëkk côté Randoulène xam nañu njëriñ bi mu apporteel waa Randoulène ndax tali la boo xam ne yaakaar naa at yu bari dëgguma Thiès nag mais li ñu ma wax ñoom ñëpp di ma recueillir seen i wax nekk na tali boo xam ne at yu yàgg oto daaw fa jaar ndax ndox mi daan jógee parce que zone àllukaañ day transité maanaam day jaar si yoon boobu dagg yoon ba nga xam dafa créé ay kàmb yu mag a mag ba tax oto pour mu jaar foofu problème la tali boobu nag koo def benn tali en béton parce que ndox dafay jaar ndax tali ak ndox àndunu te béton nekk loo xam ne résister maanaam day résister ndox wala tali boobu da nga koo def tali boo xam ne suuf sa drainage la nga ko tuddee def ko en béton ndox bi daan jaar fa lay jaar di continuer demaat dugaat biir Thiès maanaam oto yi dañu fay jàllee sans problème maa ngi fàttaliku ba ma fay commencé liggéey damaa commencé population ne ma bu yemoon fi sax mu neex yaakaar naa amoon na daanaka tali boobu ak yeneen tali yëpp da ngay def d'une pierre 3 coups wala 4 coups sax. parce que di nga dem ci ndoxu taw bi di nga dem ci. exactement ndoxu taw bi désenclavement beeg flux de trafic bi lépp da koy apporté foofu. léegi loolu mooy tali yi ñu indi si phase bi nga xam ne état moo ko finance ak benn partenaire financier muy Banque africaine de développement. mu amaat yeneen ñeenti kilomètres yu topp yoo xam ne ni nga ko defal si phase pilote bi maanaam yaa wax na ko sànq tali yooyu nag commencé na ko bu yàgg muy AS62 même am si biir amitié Sofraco la dafa dugg si biir dëkk bi nekkoon zone yi nga xam ne ay zone inondable la dafa daan taa foofu daan taa bi amitié Sofraco mu nekkoon drainage boo xam ne man dem naa fa mission délégué kat di ma woo téléphone ndax tali boobu noonu ndax sonnoon noonu benn moment te tamit il fallait ñu defar tali boobu noonu pour mu leen dimbali au moins désenclaver quartier bi ba pare dimbali leen aussi si problème inondation boobu noonu boobu mooy AS62 am bi ñu tuddee AS10 maanaam R110 c'est vrai que moom lañ njëkk a commencé mais alhamdulilah léegi ñoom gis nañu que ne tali bi pare na xam naa madame Ndiaye dina gën a dikk sax si. tali boobu jotu nañ ko lu bari jot nañ ko lu yàgg. travaux yi nu mu yéexee woon. bu taw bi ñëwee dañuy population dañuy jàmbat ne waaw taataa yeeg yëpp Promoville bu yeggagul bi la. waaw ñàkkul woon xam nga tamit liggéey dafa dem ay contraintes yoo xam technique la ak financier. te contraintes yooyu moo taxoon tali bi xaw a yéex. te xam naa bu ñu si gën a dugg ci joxtaan bi dinañ gën a indi élément de réponse par rapport ak maanaam contraintes yooyu noonu. am tamit sampaate damay fàttali sampaate bokkul woon sax si li prévoir def biir Thiès. daal lu ko indi R100 moo tax ñu def sampaate man waa sampaate war na ma téléphone naa ma jërëjëf vraiment kontaan nañu parce que zone la boo xam ne tamit Ahmed ma bàyyi ma wax lu amul. dem naa sax ak préfet woo na ma. à l'époque Fodé Fall moo fi nekkoon ma koy nuyu de passage. woo na ma ñu ànd ba foofu parce que tellement crise sax daan bëgg a daanu ndax ndox yi dañu daan traversé ak doole créer ay ravinement ay kamb yoo xam ne maanaam maa ngi kon loolu moo tax aussi ñu intégré R100 boobu noonu. kon bu ñu tënkee daal si biir Thiès loolu mooy fukki kilomètres ak ñett yi ñu def biir Thiès fukki kilomètres ak ñett yooyu noonu. yemuñu foofu madame Ndiaye wax na ko am nañu tuddee aménagement connexe. biir Thiès nag daa am lu ñu joxoon
lu nu ville bi joxoon pour ñu réaliser ko ci aménagement connexe yi muy ay salle de classe ay blocs administratifs maanaam infrastructure scolaire de manière générale loolu la ñu joxoon biir Thiès yi may lim mooy yii mooy école Adowa Abdelkader laa njëkkee sax Abdelkader Ndiaye jox nañ il faut que population bi déglu la bu baax tali moo leen taxoon jóg mais da ngeen am ay kii annexe maanaam foo tali bi di romb lépp lu fa jëm ci jumtukaay yoo xam ne askan wi soxla nañ ko muy école muy centre de santé muy également lu mu munti doon da ngeen ci dugal seen loxo waaw loolu moom mooy annexe loolu mooy dafa am solo ñu feeñal ko ci seen liggéey dafa am solo mooy travaux connexes yi nii wax maanaam dañuy def fu nu romb te tamit loolu tamit dama koy fàttali ak en concert ak ville bi parce que mun def dara lu dul danoo jaas yi maanaam kilifay dëkk bi ñoom ñoo nu jox yooyu noonu bokk na ci nu jox moom mooy école Abdelkader Ndiaye ñaari salle de classe yi fay réaliser ñaari salle yi pare na ak logement gardien ak bloc toilette li des travaux yi maanaam bareetul léegi mu jeex salle de classe moom peinture nañ ko ba tey jii la gars yi war a dugg table banc yi parce que maa doon discuter démb ak directeur bi école Adowa club 2 tiers foofu tam am na ñaari salle de classe ak réhabilitation de 16 salles de classe ak bloc toilette ak bibliothèque fukki classe ak juróom-benn classe ak juróom yoo xam ne ko réhabilité bi nekkoon parce que dañuy fàttali ne école yooyu dañoo am ay déficit des fois français day oyof trop mais boo nee 16 nga dafay kii mais da nga naan fukki classe ak juróom-benn fukki classe ak juróom-benn am na solo yoo xam ne da nga ko war a jekka-jekkalaat maanaam dafa xaw a yàqu da nga koy jekka-jekkalaat am ñaari salle yoo xam ne da nga ko defar yu bees am tamit bibliothèque boo xam xale yi mën na fa dem def ay liir maanaam di jàng ci biir école bi am ay wanag yoo xam ne da nga koy yokk parce que chaque fois élèves dañuy gën di yokk salle de classe yi yokku na donc il faut tamit nga jéem a tabaxaat ay wanag yoo xam ne dina permettre corps enseignant bi maanaam ñuy jàngale ak ñiy jàng mën a nekk ci benn cadre de vie bu kii bu jaar yoon. am na tamit école bu ñu tuddee Modakan te Modakan bii damay fàttali tali daf jaar na ci buntu ba. ñu changé porte bi parce que ak xale yi tamit wóorul ñu def ko ci beneen wàll ba créé ci biir ñetti salle de classe waroon defar ci biir dama koy fàttali. mais dafa tombanteeg balaa ñuy ñëw parce que bon commune bi la xaw ma kan mais def nañ ñaari salle ci biir ñun def nañ benn bi def aussi bloc administratif bi ak logement gardien bi. ci biir école Modakan. ñu fàttali tamit ak Kabasal école bi naan Kabasal foofu moom li ñu santoon ñu def ko mooy ñu jékki-jékkalaat maanaam classe yi xale di jàngee. moom la ñuy def instant bii nii. R100 quoi. ak tamit CSS maanaam Ablaye Yaxin def nañ fa tali mais yemoon tali ba ñëw na si biir école bi moom tamit dañuy jékki-jékkalaat salle de classe yi fa nekk. tabax leen benn bloc administratif maanaam foo xam ne ñooy jàngale. dañ koy utiliser ak tamit gardien ba dëkk sa biir école ba da ko garder dañ koy defal benn néeg benn kër si biir école bi. ba ñu jógee si connexion yooyu noonu mu am lu ñu tuddee aménagement paysager yemul foofu parce que Promoville yemul rek si connexe seulement. cadre de vie. cadre de vie les cadres de vie bi tamit. donc li ma la waxal mooy. lépp a ngi si biir une pierre 4 coups. xam nga une pierre 2 coups lañ ngay tamit. kay soo jëmee ci assainissement jëm ci désenclavement jëm ci defar salle de classe defar ay kii administratif ak yooyu yëpp mu jëntal bi tamit nga nekk ci maanaam beneen fànn. mu jëm ci environnement dafa nekk lu am solo. une pierre une coup la sax parce que tout est dedans. léegi aménagement paysager yi maanaam may fàttali encore ñun suñu liggéey lépp ak waa ville bi la. ba ñëwee ville dana am lu ñu jox parce que am na lu ñu tànnoon mais ñoom tamit comme am na tamit yeneen projet yi nii am ñu am lu ñu jox ci projet yi. maanaam dañuy defar entrée de ville yi maanaam booy dugg Thiès jóge Dakar dafa benn portique aménagé ko nga xam ne jaaykat sax dina ne am benn confort foofu mën a jaay nga jóge tout Saint-Louis même chose nga jóge Diourbel même chose kon bii Thiès loolu la fa am ay portique d'entrée yoo xam ne nga koy defar yu mucc ayib dernière génération am ay aménagement yu mucc ayib yu ñu fay def yu permettre population ba nekk foofu si di ko utiliser ñu mën a xam kuy dugg ci xam ne fi mooy Thiès tey jaaykat di ngeen am fu mu mën nekk ba nga xam ne dëkk bi daal ku dugg dina mel ne li gars yi di wax day mel ne panaal. kon loolu moom mooy aménagement connexe yi ak paysager ba day yemal gun foofu de. ñu ñëw ne appui institutionnel c'est-à-dire que dañoo dimbali même commune ville bi dañ koo dimbali si ay jumtukaay. matériel informatique. système d'information géographique maanaam benn xaral. d'ailleurs monsieur Mahamadou. dina si ñëw dina ci ñëw responsable. dina si ñëw institutionnel la Promoville. dina si ñëw moom tam yegg si na. léegi oto jox na sa oto boo xam ne day permettre commune bi. ànd ak ñun si liggéey bi. ba ñu liggéey commune bi ñu ànd ak ñun si liggéey bi jox leen oto
bu chaque fois bu ñu dem chantier def réunion chantier yëpp dañuy ànd ak ñun pour saytu parce que ñun ñoo ko moom ñun suñu démarche noonu la c'est participatif et inclusif donc ñu noonu la ñuy liggéeyee kon si tënk daal loolu moom mooy li ñu indi biir Thiès Promoville li mu indi xayma na ko nag si 6 milliards 200 maanaam juróom-benn milliard ak lu topp man sama wolof dafa xaw leer. ñaar téeméeri million. waaw ak ñaar téeméeri million. ak ñaar téeméeri million. loolu daal si tënk. loolu la indi biir Thiès xam naa may bàyyi Mouhamadou Ba. gën a indi yenn kii. waaw léegi tout à l'heure Ameth Mbaye dina ñëw monsieur Ameth Mbaye dina ñëw yokk ci li ngeen def. waaye li ñu mën a gën jàppagul mbokk auditeurs yi. tey waxtaan bu am solo bi ñu am fii tax na ngeen xam lu bëree bëri xamu leen woon ni entreprise yi Promoville moo koy defar Promoville tamit day lëkkaloo ak mairie bu mu dem. dëkk bu mu dem fii nag dafa lëkkaloo ak mairie ville bu Thiès amal liggéey boobu leneen li ci am solo mooy li may tuddee sànq d'une pierre quatre coups moom mooy que leeral nga ñu monsieur Mor Talla leeral nga ñu monsieur Mbengue carrément li nga xam ne moo jëm tamit ci wàllu kii annexe yi maanaam c'est-à-dire fu tali bi jaar ñu toppatoo école bi fa nekk toppatoo également yeneen kii yi fa nekk donc loolu yëpp am na solo léegi dañuy dalal monsieur Mouhamadou Ba responsable de l'appui institutionnel à Promoville xam naa ne nag temps bi mi ngi ñuy xoj tuuti te population bi bëgg nañu dugg tam ci kanam te ñëwaguñ également ci yeggali gi projet yi monsieur Mouhamadou Ba maa ngi lay dalal bu baax a baax à part que sa sant bi rek moo ko yàq mais bon voilà bienvenue maa lay jox sa wàccuwaay. jërëjëf effectivement kilifa yi dañu leen di nuyu tamit di rafetlu émission bi te di nuyu auditeurs auditrices ak auditeurs yëpp ndax comme rawatina ci mois de mars lañ nekk foog ñu jiital jigéen ñi ci lépp jërëjëf. peut-être que wàllu appui institutionnel bi neen ko waxee rek ñu jëm ci leeral juste rapidement lenn ci anam parce que bu ñuy xool programme de modernisation des villes du Sénégal dafa tënku. ci lu ma kun waxee ñaari sukkandiku yu mag benn bi di plan Sénégal émergent benn bi di acte 3 de la décentralisation Promoville nag ñëw nekk jumtukaay goo xam ni moom la nguur gi taxawal ci kilifteefu chef de l'État pour doxal en tout cas ci anam ñaari politique yu mag yi ñu wax léegi benn bi di PSE benn bi di acte 3 de la décentralisation ci anam boobu nag Promoville jumtukaay nu mu ko nekkee mooy jéem a taxawal cëru état et cëru état xam nañ ne que mooy fexe ba dëkkuwaay yi ak askan wi am ay jumtukaay yu matale et Promoville nag ci biir taxawaayu jumtukaay yooyu mooy jéem a fexe nu dem beeg dikkalante bi gën a yaatoo mi principal objectif am mi cœur de métier am ci anam. léegi ci biir fànn googu itam lu ñu ciy leeral ñëw ci suñu lëkkalanteeg municipalité yi ma wax ko mooy bañ ne ni que état am na cër municipalité itam dafa am cër donte dafa dañ ne pàcc la ci état. et municipalité itam cëram dëgg-dëgg bu ñu koy xool ci cadre nu ma ko waxee PSE bi ba ak acte 3 bi mooy lu état fexe indi rek municipalité bi mooy fexe ñoŋal ko maanaam mooy fexe sàmm ko mooy fexe xool dëgg la ci askan bi doon xaar ci wóyal ko moom mu topp ci. kon fànn googu tam la Promoville taxaw ne naam état indi na tey la nga xam ne jumtukaay la war na ci ay infrastructure ci ay tali wala école yu ñuy defar ak yu ñuy yeesal ak ay poste de santé wala leneen lu ñu mel. dina fexe dooleel municipalité yi may leen ndëgërlaay goo xam ni ëllëg loolu dina fi sax parce que sax boobu nag daf ci am solo maanaam la pérennisation des ouvrages wala des infrastructures réalisées ci fànn googu nan la ko Promoville taxawalee mooy fexe lënkaloog municipalité yi am ak ñoom benn outil boo xam ne moom la ñuy njëkk wax instrument de partenariat mi benn convention bi ñuy signé ndax tey jii Promoville commune bu mu nekk di intervenir rek lu mel ni ville de Thiès am na convention bi leen lii. convention boobu élément yu ci am solo dëgg-dëgg bu ñu ko doon tënk tey mooy fexe nan la municipalité bi tey di ville bi ak yeneen communes yu mu àndal fexe tali yu ñu fi defar sama naataango bi wax na ko léegi moom lu ëpp fukki kilomètres ak ñett yañ fi defar ñu fexe nan la lawee ba du gaaw a yàqu parce que daf ci am solo trop. léegi loolu itam tàggat nañ ci nu ma kun waxee acteurs municipaux yi ndax suñu xarit suñu naataango tam te nekk au niveau de la ville Ameth mi am na ay session de formation yu mu ci bokk. au-delà de session de formation yooyu na xam ne defal nañ ko élus locaux yi def nañ tam nu ma kun waxee benn campagne de sensibilisation. boo xam ne sax du ma ne def nañ ko dama naan engagé nañ ko. ndax tam am na yeneen jéego yu ñu fi bëgg a taxawal. doon jamono yoo xam ne sax jamono yu amoon solo la ndax dajale woon nañ transporteurs yëpp lu mel ne taximan yi jakartaman yi yeeg ñoom ñëpp ñu waxtaan ba ku nekk ne dëgg-dëgg am na noo xam ne bu ko doxee tey tali yi fi nekk dina am solo
au-delà de ça tamit moom mi ngi ko doon junñu léegi am na xeetu jumtukaay yoo xam ne tam yu ci wàllu xarala la jëm léegi ñu tuddee ko système d'information géographique. yoo xam ne fi mu toll nii appuyé nañ ci commune bi ba nga xam ne am na jumtukaay boobu bu koy may fépp fu ñu nekk ci au niveau de la ville de Thiès xam nañ fu tali am ak fu tali amul. et même sax dinañu mën a nattale état de dégradation tali bi wala état tali bi nan la mel ak nan lañ koy sàmmee ak yu ñu mel. yooyu yëpp ci xeetu tàggat ji na xam ni la effectivement ci suñu collaboration ak municipalité yi mun nañ ko jàppee des éléments d'appui institutionnels yoo xam ni liñ ci séntu dëgg daal mooy vraiment commune bi xam nan lay ànd ak askan wi ba infrastructure yi ñu fi def mun a law incha allahu rabbi. Monsieur Ba Mohamed Ba responsable de l'appui institutionnel à Promoville wax ji am na solo ndaxte tamit dem nga ci beneen pàcc boo xam ne am na solo muy le suivi. liggéey Sénégal li ñu fi gis yëpp problème de suivi lay am. jërëjëf Bapoulo dañuy dem ci monsieur Ahmed Mbaye mi nga xamante ni nag moom nu ñu koy tuddee nekk na au cœur donc de Promoville puisque tey jii moom moo fi teewal compte moom mooy point focal Promoville ci Thiès pour compte mairie bu ville lan nga ci yokk ñu fàttali nag mbokk auditeurs yi ni ñuy déglu waaye tamit nañu préparé téléphone bi donc des nañu ñaar fukki simili. waaw jërëjëf Papis xanaa niw sunu mbokk waa Promoville yi dalal leen jàmm ci Thiès madame Seck chargée de la com monsieur Ba mu yor appui institutionnel monsieur Mortala Mbeng chef de projet madame Ndiaye aussi nekk vraiment moom it chef de projet ndax projet bi mujjee bi ñu nag moom ñoo ko doon liggéeyandoo ma gërëm leen d'abord ci turu ville de Thiès. C'est extrêmement important ndaxte Promoville la ñuy jugal mais Thiès amel na leen jukkal ndax ñu nax ñoom ñoo nekk sur le terrain depuis 2017 sant leen bu baax gërëm leen féliciter leen encore une fois féliciter aussi la coordonnatrice madame Sow su joxaane ci seen taxawaay wax dëgg yàlla ak seen disponibilité bi ñu wanee ndax yombul woon ndax toll nañ jamono yoo xam ne population yi fu mel ne Cité Lamy ak R100 ak yenn ay Mbour 3 génn nañu am nañu taxawee ba benn moment man mii sax da jël naa micro bi expliquer li tubaab di wax boo bëggee defar omelette da ngay toj ay nen mais tey Promoville la ñuy wax ne projet de modernisation des villes waaye defe naa ne Thiès sentir nañ ko ndax soppi nañu xar kanamu Thiès ndax tali yi ñu fi defar yëpp ñu wax ko en collaboration avec la mairie de ville ndax maire de ville moo tànn mbedd yëpp te mbedd yëpp am solo waaye am na ci yoo xam ne surtout Ablaye Yaxeen bi moom defe naa ne wax dëgg yàlla liggéey gënu koo am solo ci Thiès wax dëgg yàlla ndax station de pompage ba ñu fa def wax dëgg yàlla population yi ñu ngi sant bu baax di gërëm di am kontaante trop ci projet bi wax aussi ne amal nañ njariñ mairie bi comme ni ñu ko waxee appui institutionnel bi effectivement oto bi mi ngi à disposition muy voiture L200 double cabine bu bees tàq ñu mettre ko à disposition de la mairie le matériel du SIC wax na ko léegi système d'information géographique ak formation yi ñu formé jeunes yi ci pàcc yu bari ak ñun ñii les techniciens ñu formé ñu ba pare jàppale ñu ci ay matériel informatique les projets connexes aussi wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko daanaka daal Promoville wax dëgg yàlla changé na carrément le visage de Thiès te mu nekk lu am solo R100 bi compliqué woon na mais macha allah yàlla def na mu àgg ndaxte rëq-rëq lu ñàkk xëy na cat def ci amoon parce que les moyens étaient là mais c'était compliqué techniquement et financièrement mais yàlla def na sutura ba àgg na ba ñu yokk ci Sampaate ndax Sampaate bokku ci woon te yóbbu nañ ko ba ci station d'épuration bi nga xam ne foofu la ndox may daje te loolu aussi wax dëgg yàlla war nañ leen ci sant gërëm leen gërëm le maire de la ville le maire sortant monsieur Talla Sylla ndax moom lañ ci àndaloon di liggéey waaye le maire actuel muy le maire Babacar Diop moom aussi il est à la disposition de Promoville am na ci ay préoccupations incha allah bu rencontré xëy na kilifa gi di madame Sow dinañ ci waxtaan ak moom xam naa dinañ am occasion moom it mu mën leen recevoir mais daal Papis ci gàttal daal Promoville Thiès daal sant rek la ñuy def gërëm l'état du Sénégal le président de la République parce que c'est un programme de l'état gërëm leen ñoom ñii ñëpp gërëm lay technicien bu baax a baax sant nañ bu baax gërëm nañu.
jërëjëf monsieur Ahmed Mbaye léegi nag vraiment li fi Promoville jot a def saytu nañ ko wax nañ ko également di ci gërëm monsieur Mortala Mbengue chargé projet Promoville son centre waaye dañuy ñëwaat léegi rapidement mais nag en même temps que moom muy wax fañ la ñuy jëm donc fan la ñu jëm dinañu ubbiwaale téléphone bi parce que ñoom ñooy askan wi ñoom ñoo dëkk Sampaate bi tali bi jaar ñoom ñoo dëkk R100 ñoo dëkk feneen ak feneen donc ñoom dañu am pàcc boo xam ne leen koy jagleel ci émission bi ci 33 951 65 65 33 951 65 65 fu mu nekk nii nag balaa ñu jeexal émission bi dañu wax ci wàllum réalisation waaye nag dañuy dem ci li jëm ci projet ak perspective dañ ciy njëkk a jox kàddu gi madame Ndiaye Aïssatou Ndoye dafa am kenn ku nekk si ligne bi allo 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 kooku dafa mel ni dafa dem donc dañuy jox kàddu gi madame Ndiaye Aïssatou Ndoye moom nag mu wax ñu ci ñu dem rapidement ci projection ak perspective. waaw. jërëjëf Papis bu ñu dem ci projection ak perspective defe naa fii Ahmed. am na ku nekk ci ligne bi madame dogguñu la allo 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 da nga yëkkati baat bi nga baal ñu tuuti da nga yëkkati baat bi s'il vous plaît allo da ngay wàññi sa rajo nga yëkkati baat bi nga baal ñu waaw oui boo ñu ngi wax auditeurs yi bu dee da ngay bëgg a déglu sa bopp ci rajo bi dafay compliqué madame ñu bàyyi la nga dem ci rapidement ci projet. waaw may wax ne pour perspective yi donc damay yëkkati fii Ahmed daanele mooy l'entretien. Le suivi et l'entretien ouvrage yi nga xam ne def nañ ko fi parce que loolu c'est un défi parce que dañuy wax ne ñun mën nañoo liggéey mën nañoo defar ay jumtuwaay mais suñu problème yëpp mooy saytu bi après le suivi donc comme ni ko Mouhamadou waxee Promoville dafa signé convention ak collectivités territoriales yi pour au moins ñu réserver benn pàcc ci seen budget pour mën a entretenir ouvrage yooyu nga xam ne def nañ ko fi te ñu ngi leen ciy ñaax ndaxte bu ñu xoolee budget bi ñu ci def lu toll ci 6 milliards et quelques donc juróom benn milliard donc loolu war na laaj saytu bu baax ñu ciy ñaaxaat collectivité territoriale yi bu baax maaleykum salaam da leen wàññi rajo bi rek ngeen baal ñu ça va ay ca ñoo fooy wootee ñu dem sa laaj rapidement madame waaw ma dellu si waat xam naa ne auditeurs yi may ñu ko mais nga dellu si waat tamit aussi il faut ñu wax tuuti ci projet yi rapidement. dëgg la waaw fi ma daanalee sànq rek mooy perspective yi donc wax naa ci maintenance beeg entretien bi suivi bi donc loolu nag défi bu maire bi war a relever la léegi ñu ñëw tuuti ci question yi intervention ñi dugg sànq donc gis nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi am yeneen besoin yoo xam ne nii exprimer waat nañ ko ñu wax leen na nag Promoville tàmbali na du ne dañuy ñëw defarandoo Thiès yëpp ci benn kii mais lépp ay phase la te bu fekkee dañoo am ay soxla yoo xam ne nii lu jëm ci defar tali la ñoom mën nañu approcher collectivité territoriale yi ba nga xam ne nun dinañ ci jot parce que noonu la ñuy liggéeyee lépp lu ñu jot ci ay soxla collectivité territoriale ñun jaar ci maire yi mu yegsi si ñun dafa nekk si suñu base de données. madame Ndiaye. waaw tontu na ñeneen ñi nga xam ne joxe nañ ay code. mu ngi noonu waaye tontu na suma xarit boobu nga xam ne nee na. bu fekk beaucoup de bruit. waaw pour ne rien faire. waaw wax na donc kooku tontu nga ko parce que bu bëggee yu mel noonu tamit. waaw liggéey buy doog a tàmbali la. waaw te yeggagul. voilà jeexagul. waaw mënuñu jóg rek daal defarandoo mbedd yi nekk ci Thiès yëpp mais bu fekkee moom am na ay soxla yoo xam ne lu ko soxal la war na ko mën a yeggalee collègue maire bi. nga xam ne ñun dinañ ci mën a jot. léegi leneen li mooy Promoville ci ban ministère la. ñun avant ñu ngi woon ministère des infrastructures on était dañu logé woon AGEROUTE maintenant en 2019 suite au décret présidentiel si lañ ñu rattaché ministère développement communautaire donc ñun ak PUMA ak PUDC donc ñun ñu ngi léegi ministère développement communautaire pour leeralal ko loolu. leer voilà léegi nag am na ku wax ci choix axes yi. choix axes yi ma wax ne ci njëlbeen nga comme ni ko sama collègue bi waxee dañ ci lënkaloo ak mairie bi. collectivité territoriale yi. mais ba ñoom ba ñu joxee seen ay besoins lii mooy soxla Thiès. dañu
Banque africaine daf ñu ne il faut que ñu xam ndax lii mairie bi joxe. soxla population bi la. te loolu pour ñu xamoon ko dañu defoon ay audience publique. ne Promoville de mu ngi waaj a ñëw waaye mairie bi lii la ñu jox ne mooy seen soxla population yi ñoom tam nag na wax ñii ne lii la ñii ne lii la ñii ne lii la ba dajale li nga xam ne nii moo nekk priorité. waa Thiès lépp luy wàllu yoon. donc noonu la choix bi amee comme ni ñu ko waxee c'est un choix boo xam dañ ko def de façon participative. ak de façon inclusive. voilà donc loolu daal amoon naa lu ma ci wax am na ku wax aussi benn tali boo xam ne dafa yàqu nga xam ne peut-être balaa ñuy defar leneen sax mën nañoo ñëw ci tali boobu mais pour ma wax ko rek li ñu defar nii yokk réseau bi la. dafa am solo mais li nga xam ne ay yàqu-yàqu la. mun nañu jokkoo peut-être Ageroute nga xam ne ñoom dans le cadre de FERA. ñoom ñooy ñëw di defaraat di jekkalaat yenn tali yi nga xam ne nii am nañ fi ba noppi. donc loolu daal su dee am na leen loon fii liggéey tamit tali boobu jëm Angle Sëñ Fall. dem ci hôpital régional. boobu moom yitteel na population bi te am na solo. alors jërëjëf madame Ndiaye Aïssatou Ndoye coordonnatrice technique ca Promoville ñu delloo kaddu gi monsieur Mor Talla Mbengue chargé de projet Promoville zone centre. ay 2 minutes moo ñu dese 3 minutes. damay tënk jërëjëf monsieur Diallo bon xanaa peut-être répondre ñaari question rek xëy na madame Ndiaye da ko sauté mooy randu leen bi wax na dëgg randu leen bi am na ñuy dagg tali bi pas tali bi mais trottoir bi dafa jàll ay fil tout à fait Ahmed Mbaye man woo na ma téléphone ne ma gis na ko ba ñu woo entreprise bi parce que tam dañ bàyyi xel que ne bu ñu liggéey tali dañuy toog at boo xam ne dañ koy bàyyi mu nekk sous garantie lu fa yàq entreprise moo koy defar ban ñëwee nag ñoom ban ñëwee si terrain bi ba ñi fay liggéey ñu laaj la ñu ne commune Thiès Ouest moo ne autorisé mu nekk loo xam du yoon yaa naa jot nañ woo maire bi maire sortant bi wax ko ne ko li mu def du yoon léegi nag entreprise mi ngi xool ñay liggéey foofu na seen xel daal dina ko defar loolu moom na seen xel daal dina ko defar comme nem meloon beneen moom mooy lampe yi nekk grand standing wax na dëgg bon nekk pour charger ville bi mais ni ñuy liggéey mooy ban liggéey ba pare ba def lampe yi ba pare abonnement bi c'est au nom de la ville. C'est vrai. ville moo war a abonné. moom moo abonné waaw. léegi ville moo abonné wu. loolu moo tax lamp yi yooyu yéex a tàkk. donte que nag commencé nañ taal. bien sûr commencé nañ taal quand même. yaa naa fay nañu ba lamp ñu pan dina tàkk léegi incha allah suupa. incha allah jërëjëf. waaw xam naa si tënk loolu laa amoon lu may yokk rek. waxtu rafet na. Ahmed Mbaye am nga même pas 1 minute 30 secondes. 30 secondes. waaw rapidement rek pour rassurer madame Ndiaye par rapport à l'entretien. Dans le cadre du programme FERA, la mairie a une convention avec le FERA pour l'entretien des routes. Donc à ce niveau, vraiment, nous avons assez de personnel maintenant. Boo xoolee ñi ngi commencé di entretenir tali yi. Mortal aussi wax na dëgg bi ñu tojee trottoir bi on a interpellé le préfet le délégué régional de la Sénélec parce que Sénélec ñooy liggéey parce que ils n'avaient pas le droit di ko dajji te amuñu autorisation entreprise bi. Donc loolu moom on a eu assez de garantie pour que bu sottee ñu defaraat ko. Maintenant beneen bi rek mooy yeneen préoccupation yi ñu wax naa leen ne maire sortant moo tànnoon. Le maire actuel, Dr Babacar Diop, maire de la ville, am na ay préoccupations yoo xam bu jeexoo ak Promoville ak madame Sow dina ci waxtaan ak ñoom ku bëgg dara na nga bind maire de la ville su ko defee mu jàllale sa kii mais daal kon képp ku am benn mbébét ci benn tali rek. très bien kooku maire de la ville. waaw mais daal ci gàttal daal Promoville Thiès dafa changer carrément le visage de Thiès parce que li ñu fi liggéey 13 kilomètres yu teg wax dëgg yàlla ak leneen lu ñuy yaakaar wax dëgg yàlla Thiès dañ ci war a sant yàlla gërëm leen sant leen rafetlu programme dina faal ku jege feneen ak feneen rafetlu tali yu jaar foofu monsieur Ba donc ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw waxtu bi dafa jeex tàkk. waaw peut-être ci ngërëm boobu rek xanaa ñu am kàddu gu mujj gu ñuy wax. waaw jëm dëgg-dëgg ci askan gi ñu xam seen cër ci lu ñu leen defal lu ñu leen jox rawatina ñu xam nuñ ko sàmmee nuñ ko saytoo. ndax ku bëgg leneen tamit lan la jot a téye dëgg-dëgg foog nga xool noo ko sàmmee. di bale tale yi nu mu waree. suuf si du fa nekk di ko toppatoo bañ ci sotti ndoxum petit ak yeneen yu mel. jërëjëf monsieur Mouhamadou Ba responsable de l'appui institutionnel à Promoville jërëjëf monsieur Mor Talla Mbengue
chargée du projet de Promoville zone centre madame Ndiaye Aïssatou Ndoye coordonnatrice technique à Promoville ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant bu baax a baax monsieur Ahmed Mbaye point focal Promoville à Thiès pour le compte de la mairie de la ville madame Seck soxna Rokhaya Sissoko responsable de la cellule de communication de Promoville moom moo amoon na ñun ci li jëm ci coordination émission bi yëpp mbokkee xarit ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Zik FM Sud FM ak Thiès FM RTS 100.6 ak Thiès Info ak Sen 24